بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salatu wassalaam ñi ngi ñëw ba tey ci jotaayu tafsirul qur'an ci tafsiru suratul ma'arij fi nga xamante ne foofu lañu tolloon ci suñu jotaay bi weesu mooy li aju woon ci mbiru ci borom subhaanahu wa ta'ala fi muy waxee di meloy borom gëneel yu màgg yi borom teranga yu kawe yi ñi nga xam ne ñoom ñooy dëgg-dëgg ndono yi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay mbokkam ci ay yenente alayhim salaatu wassalaam ñoom muy melale seen melo mu daal di ciy tudd ne alladhina hum ala salatihim daimun alladhina gaa yooye nga xam ne hum ñoom daimuna way sax lañu bu dul dara ala salatihim ci seen kaw julli comme niñ ko gise woon ci aaya bi maanaam dañoo tolloon ba tey ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu aaya bi bokk na ba tey ci li ñuy jàngatee kon ci suñu aaya bi mooy ne ñoom budul dara itam maanaam li tax ñu jiital daa'imuna te mooy xabar bi maanaam ñu jiital ala salatihim te mooy li nga xamante ne dafa maanaam muta'allaqun bil xabar la nga xam ne dafa aju ci xabar bi ñu jiital ko ci kaw li nga xamante ne mooy jëmmi xabaar bi ci boppam mooy daa'imuna mooy ne day tegtale ne ñoom dañ cee am maîtrise totale te budul dara itam lii moom dafa nekk loo xam ne ci la ñuy sax maanaam te lépp loo xamante ne képp koo xamante ne ci sa julli da nga cee sax nga am ci xaal bi nga xamante ne moom mooy xaal bi war sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ta'ala ci lu dul julli tamit noonu ngay mel loolu moom moo tax julli mooy misaan bi maanaam mooy rawzu bi mooy barème bi mooy li nga xamante ne tey misaan mooy mandaxe bi mooy balance bi mooy barème bi tamit c'est-à-dire que tey su fekkente ne da ngay julli nga daal di am teewlu ci sa biir julli nga daal di toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'ala ci sa biir julli loolu moom mooy sa xaal soo nekkee ci biti julli itam naka noonu li nga xamante ne moom mooy ñëw ci sam xel ci julli di bëri lu mu lay xalaatloo ci julli sa xel di concentré wu ci loolu ci biir julli dafa fekk ne mooy li nga xamante ne mooy li téye sa xol sa xel ak sa xol ci biti julli tey masalan bu fekkente ne da nga nekk nit koo xamante ne da ngay def saa yooy julli saa yoo nekkee ci biti julli maanaam soo nekkee ci biti julli da ngay nekk di xalaat li nga xamante ne moom mooy mbiru politique wala ngay xalaat mbiru économie wala ngay xalaat mbir moo xamante ne xëy na ci ngay yëngatu di ci liggéey et que sa préoccupation bi day jël sa saalu xol di koy jël maanaam mooy da lay préoccupé ba nga xamante ne da ngay am istigraq ci mbir maanaam da nga ciy lab bu boobaa su heure julli jotee sooy julli sa xel ci yooyu lay ne su fekkente ne da ko am maanaam seetaankatu film nga wala seetaankatu ay football wala basket wala yu mel noonu et que daf la préoccupé ak yu mel noonu nga xamante ne loolu dafa nekk sa passion su fekkente ne da ngay julli tamit xalaat yu mel noonu day faral di ñëw ci sam xel su fekkente ne da nga nekk leneen maanaam ak lu mën a doon léegi nag su dee nag sàkkatu xam-xam nga maanaam ku yittewoo xam-xam di yittewoo masala yi et cetera sooy julli tamit masala yooyu day ñëw ci sam xel naka noonu yu bari yoo xamante ne day xew su fekkente ne da ngay julli soo tàmmee li nga tàmm rek loolu day faral di ñëw ci sam xel su fekkente ne da nga am ay jafe-jafe ci àdduna ñaare sooy julli jafe-jafe yooyu tamit dañuy ñëwaat ci sam xel nga koy xalaat su fekkente ne jafe-jafe yooyu daf laa préoccupé noonu la demee tamit su fekkente ne àllaxira daf lay soxal mucc ci safara soxal la mbugalu bàmmeel nga bëgg ci mucc bëgg xéewal yi nekk ci bàmmeel bëgg xéewal yi nekk àjjana bëgg tamit li nga xamante ne moom mooy mbiru adduna yi mbiru sa àllaxira yawmal qiyaamati boog jag
loolu tamit xalaat boobu noonu day faral di ñëwaat ci sa biir julli maanaam nga di ko xalaat di mu lay occupé su fekkente ne itam da nga ne yow nitu borom bi la subhaanahu wa taala c'est-à-dire que buur yàlla subhaanahu wa taala moo la soxal moom nga yittewoo moom ngay soxlaaloo moom ngay xalaat sa xel ci moom lay ne sa xol dafa takkoo ak borom subhaanahu wa taala soo nekk ci biir julli tamit noonu la sa xol di dem maanaam bu divaguer maanaam di dugg fii dem fële dugg fële dem fële te loolu li koy waral loolu kon maanaam mooy ne julli jauge la barème la balance la maanaam mandaxe la nattuwaay la xamukaay la maanaam boo bëggee xam sa xol ci ban xaal la ne sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala wala bokk ndax ci sa xolu nitu àdduna la wala sa xolu nitu àllaaxira la wala sa xolu nitu yàlla la xoolal sa xol nan lay mel soo julli xoolal sa xalaat yi ci lan lay dem soo julli loolu rek mën nga cee jauger sa bopp loolu day firndilaat lu tax borom subhaanahu wa taala daal di tudd ñi nga xam ne ñoom rek ñi ci keccat ci ñi nga xam ne seen mbir dafa jagadi te seen mbir amul solo dafa doyadi et que ay doomu aadama lañ yoo xamante ne seen dañoo mën a saalit te lu xew lu ne mën na leen a daaneel mën na leen a màbbal mën na leen a jaaxal mën na leen a tiital mën na leen a rëngi-rëngiloo mu daal di jël maanaam mu daal di tudd ne ñeñ ci kaccat nga xamante ne ñoom bokkuñ ci ñu settee leen ci moom mooy jullikat yi mooy jullit yi melo boobu nag nga xamante ne mooy melo jullit ñi mooy jëmmi melo bi nga xamante ne moom moo nekk ci moom lay moo tax mu jiitalaat ko daal di wax ne mooy alladhina hum ala salatihim da'imun kon ci kaw loolu sax gi nga xamante ne moom la nit ñi di sax ci julli mënef na koo déggee ci dégginu dañ ciy sax ci di ko def nam ware waaye tamit dañ ciy sax ngir ne seen xol du jug ci xaal bi ñuy nekk ci buñ dee julli loolu kon dañ koy jàngatee ci aaya bi mooy ne maîtrise bi ñuy am ci biir julli loolu moom moo tax fi borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan qad aflaha al-mu'minuun alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun ne dëgg-dëgg way gëm ñi texe nan ñoom ñi nga xamante ne ci seen biir julli yi dañ ci toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala toroxlu goo xamante ne ci seen cër yi la maanaam seen cër yi waaye maanaam mooy respect bi ñuy am ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala ndax xam nañ ni day ñi déeyal ak seen borom subhaanahu wa ta'ala ci biir julli gi waaye ci seen xol ak seen xel maanaam seen biir tamit li nga xamante ne noonu la ñuy toroxloo ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu ci Fathul Qadir al imam ash-Shawkani rahimahullah dafa wax jom solo mu ne mboolem xeet yi dëppoo nañ ci ne nit ki maanaam mboolem borom xam-xam yi lañ ci jublu rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne nit ki du am ci biir julleem lu dul li nga xamante ne moom mooy li mu ci teewlu maanaam li mu teewlu ci biir julli gi rek loolu la am ci biir julli gi mu nekk mu dëppook li nga xamante ne dëgg la mi ngi ci sunan musnad bu imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day wax ne nit ki léeg-léeg day ñëw ci biir julli du am du teewlu lu dul mu ne ndax seytaane su nit ki day julli rek seytaane day ñëw ngir jax-jaxal ko maanaam naan ko yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam maanaam seytaane noonu lay def su ko defee nit ki dootul mën a teewlooti ci biir julleem maanaam mu ne moo tax dana julli te du am lu dul genn wàll illa nisfa aw sulusa aw rubu'a maanaam noonu la ko def aw sulusa aw sumuna aw sura ba pare maanaam mooy du am lu dul genn wàll gi wala tiers bi wala quart bi maanaam buñ ko xaajee ñeenti yoon wala boog buñ ko xaajee juróom wala juróom benn yoon wala buñ ko xaajee juróom-ñetti yoon nit sax dana julli ba buñ ko xaajee ba fukki xaaj ci biir julli gi loolu rek la ciy am lu tax ndax loolu rek la ci teewlu moment boobu rek la ci teewlu loolu teewlu googu nga xamante ne moment boobu rek nga ci teewlu ci biir julli gi parce que da ngay def lu ñu tuddee salaatul mujahidin
salaatu mujahidin mooy jullit ñiy xeex di jihad ak ak seen bakkan maanaam ñu tollu ci foofu nga xam ne da ngay xeex ñoom bu ñu julli dañuy def saa su ne seytaane day ñëw di xeex ak ñoom donc ñoom ñu xeex ak seytaane bu ñu su ko defee léeg-léeg seytaane noot leen léeg-léeg ñoom ñu noot seytaane mais duñ ko bàyyee moom maanaam duñ ne comme seen xel dem na fenn rek ñu continuer nekk déedéet daa iman dina am ci seen biir lu leen di yeddaat ne leen da nga nekk ci julli dellu si waatal nga concentré wu su ko defee ñu jéem a concentré wu waat maanaam ñu concentré wu waat ci biir julli yi loolu moom moo tax noonu lay def ba keroog muy yegg muy pare maanaam su ko defee léeg-léeg seytaane daal di jël benn partie ci biir julli gi léeg-léeg moom mu jël ci beneen partie loolu nag tegtalewul ne ki nga xamante ne day julli dafa war a que ni dafay dafa tegtalewul ne ki di julli dafa war a maanaam xam ne moom mënta teewlu wala boog teewlu bi da koo jafe lool et que du teewlu ci julleem rek que ni danaan kon bañ a julli moo yem maanaam kon bañ a julli ak julli gii nga xamante ne du ma ci teewlu du ma ci toroxlu kanam borom subhaanahu wa taala kon ñaari julli yooyu ñoom ñoo yem déedéet yamuñu parce que ñaari julli comme julli farata la c'est-à-dire que tey boo teewluwul li nga dul am moom mooy njariñ yuy jugee ci julli mais di nga am tiyaabay ku julli maanaam le fait que taxaw nga farata gi di nga am tiyaaba boobu ba pare surtout di nga mucc ci bàkkaaru ki nga xamante ne julliwul maanaam ñaari yooyu di nga ko am léegi lan nga dul am mooy yeneen njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir julli ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ne loolu moom moo tax ñaari nit di leen taxawandoo di julleendoo ci benn sàppe mais dañuy rawante comme ni nga xamante ne noonu la ki nekk ci suuf taxaw ak ki nga xamante ne moo nekk ci biddiw yi gën a kawe maanaam rawante bu toll noonu dina am fekk ñoom ñaar ñoo dend di tareendoo même Fatiha wala ñu bokk même imam te loolu li ko waral mooy teewlu gi nga xamante ne moom mooy am ci biir julli gi kon loolu lu mat a bàyyi xel la léegi nag loolu daf ñuy yóbbu ci maanaam bokk na ci tamit li ñuy jàngee ci suñu aaya bi mooy ñi nga xamante ne ñooy sóobu ci yoonu yàlla maanaam ñi nga xam ne dañuy jokk maanaam ci sala maanaam comme ni ñu ko gisee ci sila dafa cee jógee maanaam silatu wal waslu wal wusla maanaam kon jokk egg ak jokkoo ak borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy dañuy nekk ñoo xamante ne li ñuy def dañ ciy sax maanaam duñ ko rate duñu def ne dañuy def tey suba ñu bàyyi déedéet maanaam dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy am permanence maanaam ci li ñuy def maanaam ndax gis nañ baatu daa'im foofu la jógee naka noonu dañuy dal ci seen ay julli mais seen jëf yi tamit dañ ko ciy def et que foofu salaat day yor maanaa julli waaye day yor tamit maanaawu lépp loo xamante ne dañ ciy tudd borom subhaanahu wa ta'ala moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ñaare su tuddee julli daf koy boole ak zikr maanaam loolu moom moo tax comme fi mu naan wa aqimis salata li zikri maanaam taxawalal julli maanaam ngir zikr bi nga xam ne moom nga may def mooy tudd bi nga xamante ne moom nga may tudd ak comme fu demee ne borom subhaanahu wa ta'ala bi mu naan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar naka julli mu ne aqimis salata nga taxawal julli lu tax mu ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ndax julli day tere njombuteef yi ak yu ñaaw yi nga xam ne yuñ sibla waaye mu ne wala zikrullahi akbar waaye giñ naa ne tudd gi ñuy tudd buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo gën a mag c'est-à-dire que tudd gi ñuy tudd buur yàlla subhaanahu wa ta'ala gis nga fi mu waxee ne wa aqimis salata li zikri na nga taxawal julli maanaam ngir fàttaliku ma ngir tudd ma loolu mooy ne kon tudd gi ñuy tudd borom subhaanahu wa ta'ala ak fàttaliku gi nga koy fàttaliku jox gi nga koy jox sa xol di teewlu ci kanamam di toroxlu ci kanamam di dellu ci ne yow yaay jaam bi et que moom borom subhaanahu wa ta'ala mooy buur te moom mooy borom te moom mooy yàlla te moom li mu bëgg rek mooy am et que ci ay waawam ngay wii yaa ngi toroxlu ci kanamam di wane ni dëgg-dëgg yow jaam nga te jël nga mbuumu jaam bi takk ko ci sa baat te jox nga ko moom moo am sañ-sañ ci yow ci mboolem anam yi te xam nga ni li mu namm ci yow loolu rek kay am te yow da nga koo aajowoo moom borom subhaanahu wa ta'ala aajowoo boo xamante ne moo gën a tar ki nga xamante ne mooy liir bi aajowoo bi nga xamante ne moom la aajowoo di namp ci yaayam loolu
xam gi nga xamante ne moom nga ko xam di toroxlu ci kanamam noonu maanaam ci biir julli gi teewlu googu noonu mu akbar moo gën a màgg jëmmi taxaw di julli gi loolu dafa am lu muy tegtale maanaam mooy ne li nga xam ne dëgg-dëgg mooy li gën a màgg li tax borom subhaanahu wa ta'aala yoonal julli mooy loolu mooy xaal boobu nga xam ne moom nga war a amee te mooy xaalu ko ubudiyya voilà mooy kon mooy matlabul aarifina mooy lan mooy al-qiyaam bi huquuqil ubudiyya voilà wa isbaatu haqqir rububiyya lii mooy li nga xamante ne mooy li gën a kawe ci di aarif billahi maanaam aarif billahi seen sàkkute fépp lii la mooy nan la ñuy def ba nekk dëgg-dëgg jaam maanaam matal xaalu jaam giñ nekk jaam ci seen kanam borom subhaanahu wa ta'ala duñ fi nekk pour wut leneen pour sàkku leneen pour dem ci leneen ci jotaay yi nga xamante ne moom mooy jotaay bi mujj biñ gisoon ci kooru daaw gi mooy ñaar fukkeelu jotaay bi ak juróom-ñeent gisoon nañ ci ne aarif billahi bi kenn gisoon nañ ci maanaam melok ki nga xamante ne mooy waliyu bi mooy aarif billahi bi buñu naan waliyu aarif billahi dëgg nit yàlla pire bi nga xamante ne kooku moom mooy ki ñu war a xàmmee ba war koo ràññee ba nga xamante ne kooku saa yoo xamante ne nit ki bëgg na dem ci borom subhaanahu wa ta'ala jokk ci borom subhaanahu wa ta'ala day dem ci ku mel noonu loolu gisoon nañ ko ci jotaay boobu ku ci dellu dina ko gisaat ñu leeral ko fa walillahi alhamdu wal minna wax nañ ay caractéristiques yu bari yu xamante ne nit ki mën na ci sukkandiku en tout cas am lu mu ci xam am loo xamante ne dina ko ci mën a jariñoo léegi kon nit ki su saxalee loolu saxal tamit ci ne borom subhaanahu wa ta'ala mooy yàlla et que borom bi li mu bëgg ci moom li mu namm ci moom ak bi nga xamante ne moom la amee ci moom ne dañ ko war a jaamu te duñ ko bokkaale ak dara loolu mu daal di ciy taxaw li nga xamante ne kon moom mooy objectif bi gën a mag ci saxal gi ñu saxal julli ak yoonal gi kon mooy di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di dem ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala te loolu mooy jëmmi rañaan gi ñu doon wax ci suñu jotaay bi weesu ndax ki nga xamante ne mooy dëgg-dëgg nandite bi mooy lan naan nandite mooy aarif billah mooy kiy nandee ci borom subhaanahu wa ta'ala kooku dafa nekk ki nga xamante ne kon bu matee dëgg-dëgg te suubu ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolam day nekk xelam day nekk ci isra maanaam isra wal mi'raj bi ñuy wax du benn fan bu ko yenente bi def sallallahu alayhi wasallam déedéet loolu bu ko déggee noonu dëgg-dëgg déggeewu mbir mi ni mu ware en fait benn symbole la isra wal mi'raj d'ailleurs comme ni ko ñu bari borom ko xamee di nettale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam isra wal mi'raj rek moom gént na ko fanweeri yoon ak ñett laataa bu koy def maanaam muy am réalisation physique mais que isra wal mi'raj bi ni mu demee mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka jekk musul denc di rañaan di jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala di romb mboolem maqaama yi et cetera ba pare moom moo leen ëmb sax moom ci boppam moo ëmb maqaamaat yooyu yëpp loolu mooy wér léegi moom mooy barem bi nga xamante ne mooy baremu maqaamaat moom mooy ki nga xamante ne maqaama yu ne ku nekk bu bëggee jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala faaw ci moom ngay jaar buntu yëpp borom subhaanahu wa ta'ala tëj na leen ba mu des benn buntu mooy buntu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te amul beneen buntu bu mës a am bu dul boobu xattaa yeneen yi alayhi salaatu wa salaam boo nit ka bokk ak ñoom jamono maanaam ki nga xamante ne ñoom lañ ko yónni woon ñoom dañuy jaaree ci ñoom ngir yegg ci li nga xamante ne moom mooy réalité bu mag bi te mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xaqiqatul xaqaa'iq mooy réalité mboolem réalité yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa iman dafa nekk ci isra ak mi'raj loolu mooy li am ci léegi lële dañ ko symboliser ci zahir c'est-à-dire que li mu dund moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir noonu maanaam ak jëmmam daal di tukki rañaan et cetera daal di yéeg ci asamaan yi maanaam yéeg ba fa nga xam ne mook boroom subhaanahu wa ta'aala rek ñoo fa ne maanaam moom moo ko xam loolu ñu déy ko fa wan ko fa luñ ak ay yeneen loolu mooy ne li nga xam ne moom lay dund ci spiritualité moom moo am jeexital ci biti ba nga xamante ne biiram ak bitam benn la loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxe woon bi mu naan moom suy nelaw
suy nelaw mu ne tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi sama ñaari bët yi dinañ nelaw mais sama xol du nelaw parce que lu tax parce que xolam tout le temps mi ngi yeewu di nekk ak borom bi subhaanahu wa ta'ala et que loolu moom moo tax moom su ni muy gisee tamit ci kanam noonu lay gisee ci ginnaaw moom yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yii yëpp sax na ci saxiix yi sax imam al-Bukhari ak imam Muslim alayhima rahmatu wa ridwanullah kon yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rañaan googu mu defoon maanaam loolu symbole kese la bis boobu symbole kese la ci Ma'aarij am na benn xasida bu mu tuddee noonu Ma'aarij wa mafaatihu sawaad fi hadaratil jam'i wal wujuud sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne ci turu yàlla yi laa ko defee ci lañ ko tëggee maanaam introduction bi 23 ay bayit lañ yoo xamante ne day wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que alquran maanaam ak li nga xamante ne noonu la synthétiser lépp 23 bayit yooyu muy symboliser tamit maanaam 23 années yi nga xam ne ñooy 23 années révélation yi après nag benn bu ci nekk tàmbale ci huwa après Allah ar-Rahman et cetera ba mu jeex loolu si al aliyu maanaam ci turu yàlla bi nga xamante ne moom lañ leen wax al aliyu foofu la maanaam maanaa yi ñuy wax ni ci turu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddaloon nañ ko fa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa féete kaw ñëpp maanaam dafa kawe dafa yëkkatiku ci kaw ñëpp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que rañaan boobu nga xam ne moom la def maanaam ci doon ak incarné gi mu incarné tur boobu di aliyu maanaam ci la ko defee te loolu dafa mës a nekk ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bokk na ci liñ ci leeral ci xasida boobu ci buntu boobu wallahi alhamdu wal minna kon li nga xamante ne moom mooy kon yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bi nga xamante ne foofu la maanaam ci martaba maanaam loolu mooy ay mbirum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom mi ngi ci biir julli daa iman et que moom mooy al musalli fi mihrabi ayniha moom mooy ki nga xam ne mooy julli ci kanamu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekkee ci salaatul ghaybiyya julli ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ak borom bi subhaanahu wa ta'ala rek ñu daal di ne loolu tamit moom mooy leeral li tax ci xadis bu nekk ci saxiix yi mu ne wa ju'ilat qurratu ayni fi salaat bi mu naan hubbiba ilayya mu ne bu def ne hubbiba ilayya nisaa'u wa tiibu wa ju'ilat qurratu ayni fi salaat maanaam riwaaya bi am hubbiba ilayya min dunyaakum salaat min dunyaakum bi ci seen adduna maanaam baatu min dunyaakum boobu loolu bokkul ci maanaam dëgg la riwaaya la ci xadis yi mais nekkul riwaaya yi nga xam ne ñoom ñooy yu wér yi riwaaya yu wér yi mooy rek daf ne soppaloo nañ ma ñett maanaam mooy yan mooy mu ne jigéen ñi te dinañ ci ñëw insha allah taala ci leeral lan moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñu ne moom dañ ko soppaloo woon jigéen ñi lan lay tekki ci aaya yi nga xamante ne insha allah mooy wax ci borom subhanahu wa ta'ala bi muy wax fii ci sourate Ma'ârij naan walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul aadun insha allah taala ci aaya yooyu dinañ ci leeral loolu maanaam boobu lan la mu ne wax tiibu ak gëtt loolu tamit ci foofu insha allah dinañ ko fa leerale gëtt la Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko sopp daf ko bëgg maanaam mooy di xeeñ lu neex mooy di parfumé wu et cetera te mu ne waaye nag wa ju'ilat qurratu ayni fi salat mu ne waaye dañoo def ne li nga xam ne mooy seddal sama bët moom ci biir julli la ne te kenn rek mooy seddal bët Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ne ki nga xam ne moom borom subhaanahu wa ta'ala moo ko jagleel mu gis ko muy borom subhaanahu wa ta'ala mooy buur yàlla Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla rek la sopp yàlla rek la bëgg yàlla rek la àndal yàlla rek la jàpp yàlla rek lay wéeru ci yàlla rek la sukkandikoo moom yeen borom subhaanahu wa ta'ala moom mooy nasirul haqqi bil haqqi mooy ki dimbali di jàppale yàlla ba pare jaare ko ci yàlla moom mooy ki nga xam ne mooy al haqq mooy bii dëgg moom mooy ki nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki nga xamante ne kon yàlla moom maanaam moom la yàlla sopp tamit moom la sopp te képp ku mu sopp ci cofeel gi mu ko sopp la ko soppee comme niñ ko gisee woon borom subhaanahu wa ta'ala wax na ko ci sourate Al Imran mu naan ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah waxal ne yéen yow yeneen sax waxal gaa yi ne leen yéen ñii bu fekkente ne da ngeen a sopp yàlla maanaam qul in kuntum tuhibbuna allaha woote woo ngeen di woote woon ne da ngeen a sopp yàlla da ngeen a bëgg yàlla loolu doyul
maanaam fattabi'uni topp leen ma loolu mooy firndeel ni dëgg-dëgg yéen da ngeen a sopp yàlla loolu rek moo ko mën a firndeel mooy ne da ngeen may topp man yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te topp googu noonu maanaam na nekk ci saasi moo tax mu ne fattabi'uni topp leen ma ko moo ne waaye nag bu ko defee yuhibbukumullah borom subhanahu wa ta'ala dana leen sopp cofeel gu mat sëkk te dana leen sopploo bindee fi lii mooy kon li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la ci sopp borom subhanahu wa ta'ala et que ki nga xam ne kon moom la borom subhanahu wa ta'ala sopp mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci biir cofeelam ci la cofeelu ñëpp mën a dugg képp koo xamante ne nag du ci biir cofeel googu amoo cofeel amoo mbëggeel gi nga xam ne moom moo tax ñuy wax ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel ko keneen kon li tax kon maanaam te borom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax foofu ne kon yàlla moomu nag soo ko bëggee am mu ne yàlla moomu mu ne ci biir julli la ne fi salaat ci biir julli la ne maanaam kon ci julli ngay mën a nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy julli nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala laataa mbindee fi di am moom ak borom bi rek a ne maanaam mu di ko jullil mooy al-musalli fi bihraabi ayni ba dara fi nga xamante ne moom mooy borom subhaanahu wa ta'ala rek ne fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la fi nekkal muy julli maanaam ci kanamam di toroxlu ci kanamam di julli ci ay anam yoo xamante ne ay maanaam ay milliards années-lumière yoo xamante ne moom borom subhaanahu wa ta'ala rek la muy julli ci moom muy julli ci kanamam di toroxlu ci kanamam subhaanahu wa ta'ala loolu kon moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy kooku kon bu fekkente ne moom nee na foofu lu maanaam lii seddal bëtam te li nga xamante ne moom mooy qurratu aynum moom mooy nga xamante ne mooy seddal xolam te mooy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom lay jaam la ci biir julli la ne maanaam loolu day wane day julli et que te kon ku bëgg am yàlla faaw ngay julli faaw nga nekk ci julli faaw nga fonk julli faaw ngay toroxlu ci kanam ci faaw ngay soobu ci julli te zikrullah boobu foofu loolu la maanaam mooy teewlu googu nekk googu ngay nekk jaam daa iman di toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala daa iman di nekk borom subhanahu wa ta'ala daa iman te amul fu mu yem maanaam loolu moom mooy zikrullah boobu léegi nag borom subhanahu wa ta'ala ne wala zikrullah akbar kon zikrullah boobu mooy di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di dellu ci yàlla di toroxlu ci kanamu yàlla moo gën a màgg lépp akbar moo gën a rëy lépp voilà moo gën a rëy lépp voilà kon moo gën a rëy lépp mais moo gën a màgg tamit jëmmi julli ji nii rek te àndul ak toroxlu boobu loolu lay tekki waaye tegtalewul ne toog fee di sikar moo gën julli abadan li muy tekki mooy ni booy julli moo gën mais ci biir julli gi dafa am bu gën maanaam mooy julli ki nga xamante ne moom day tudd yàlla di fàttaliku yàlla di toroxlu ci kanam boroomam subhaanahu wa ta'ala te loolu nag moo tax comme que borom subhaanahu wa ta'ala daf ko wutal ay waxtu wutal ko ay anam wutal ko ay doxalin wutal ko ay defin ci kaw loolu kon mu yoonal tamit yeneen xeetu zikkar maanaam lu ñu naan zikrullah moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ci zikkar boobu nga xamante ne dañ ci delluwaat ci borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne même buñ julliwul dañuy nekk quand même ci xaalu concentration ak toroxlu ci kanam borom ak di tudd borom subhaanahu wa ta'ala ci biti julli gi voilà léegi moo tax kon ñu yoonal ko mooy zikrullah te ak ngëneel yi nga xamante ne ñoo ci am yëpp borom subhaanahu wa ta'ala ne uzkurullah zikran kasiira dee leen tudd yàlla lu bari maanaam lu bari loolu kon utalu ko sax limite utalu ko sax dayo maanaam na bari mais li bari li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko leeralal maanaam wala alquran sax leeral na ko ci ne zikar bu bari bi parce que zikar mooy di tudd yàlla bu bëree ci yow parce que nombre bi du bëriwaay bi du ci nombre bi ci qualité bi la lu mat a bàyyi xel la ci qualité bi la du ci quantité bi te loolu li koy wane mooy naafeq yi borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a mel ne wala yazkuruna allaha illa qalila du ñu tudd yàlla lu bëri maanaam mooy kon ñoom maanaam même bu fekkoon ne dañ doon sikar lu bare toog sikar lu bari maadaama ne ay naafeq lañ seen sikar lu bari maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'ala jàppewu ko lu bari ndax lan ndax defuñu ko ndax yàlla xol yi lay xool maanaam yow bi ngay toog di sikar sa xol mu mel ak borom bi subhaanahu wa ta'ala naka tamit lan moo tax nga di ko def ak nan nga mel ci loola kon qualité bi la ñuy wax mais pas quantité bi
te loolu buñ ko xoolee tamit dañu koy gis ci hadith soxna Aisha bi radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bi mu naan ahabbul a'mali ila allahi adwamuha wa in qalla borom subhaanahu wa ta'ala li mu gën a sopp maanaam jëf ji mu gën a sopp mooy li sax donte dafa néew te jëf jooju mooy wird loolu moo tudd wird maanaam mooy li nga xamante ne da nga koy def te nga di ko jaamoo borom subhaanahu wa ta'ala moo xam zikar la tudd yàlla la moo xam ay julli la moo xam ay koor la moo xam yeneen xeetu jaamu yàlla yeneen yi ci des yëpp sàkku xam-xam di jàng alquran ak yeneen yëpp maanaam yooyu ay zikar lañ ay jëf lañ yi ci gën a borom subhaanahu wa ta'ala gën a sopp nag mooy yi nga xam ne day ànd ak sax maanaam day ànd ak permanence nga di ko def ci anam bi nga xam ne mooy jiwaat loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam nekkoon ñoo xamante ne dañoo amoon ay zikar suba ak ngoon te loolu alquran moom moo ko wax bi mu naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlal sa bopp nga toog nga muñ nga nekk ak sax ak ñi nga xamante ne ñoom ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum te loolu ndax ay yooyu ak bi nekk suuratul an'am li tax mu wàcc mooy ne yéefiru Makka yi dañu bëggoon ne yow ñun bëgg nañ di ànd ak yow sax mais ñi ngay àndal moo tax quoi xam nga seen classe sociale ak ñun boobu bokkuñ quoi xam nga ñun mënuñu di ànd ak vraiment ñii quoi ak ñun suñu dayoo ni mu toll loolu nag alquran wàcc ne yeneen bi saa sam defal lii voilà ñooñu noonu moo tax mu dem toog ak ñi nga xamante ne mu daal ne ñii la ma yàlla digal ne maa toog naa toog ak ñoom mooy ñooñu nga xamante ne donte ci zahir nii xëy na mën nañoo ñàkk mën nañu am alal mën nañu ñàkk ndax ñu am alal a ngi woon seen biir waaye ñu ñàkk ngi woon seen biir waaye li leen caractériser woon mooy ne dañuy tudd yàlla di dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala waaw di zikar rawana rabbahum bil ghadati wal ashi suba gi ak ngoon gi maanaam kon comme ak tamit beneen aaya bi wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar maanaam na nga sabbal sant sa borom subhaanahu wa ta'ala suba gi ngoon gi loolu mooy zikar suba zikar ngoon wird suba wird ngoon lii moom moo indi mooy cosaan bi maanaam et que yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf doon jàngale maanaam ay askar yoo xamante ne suba gi ak ngoon naka noonu yeneen xeetu wird yi ci jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom mooy xirqatu suufiya li nga xamante ne mooy yëre boobu nga xam ne moom la ñuy jaayantee bi dem ci borom subhaanahu wa taala te di ko def ak nitu yàlla yi yëre boobu jaayante la maanaam obligé wul mu nekk sol yëre mën na nekk saafonte mën na nekk benn zikar buñ la jox mën na nekk maanaam voilà fasante kóllëre et cetera maanaam yooyu yëpp muy bay'a dañ koy wax bay'a maanaam jaayante boobu te loolu noonu dafa nekk loo xamante ne nit yàlla yi dañ ko daan def voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax daf ko doon def ak saxaaba yi radiyallahu anhum loolu moom moo tax tey bu dégg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam su diglee nit dara daan ni ko yow defal lii maanaam moom day jàpp ne loolu daf koo war a continuer di def daa man donte loolu du farata maanaam donte loolu lan la sunna la maanaam ngëneel la donte loolu ngëneel la comme li Seydina Abu Hurayra wax radiyallahu anhu bi mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am mbir yoo xamante ne du ma ko bàyyi mukk ba keroog ma koy fekk ji te mu daal di ci lim woor ñetti fan yi nga xam ne mooy ayyaamul biid witar balaa muy tëdd ak woor ak ñetti fan witar balaa muy tëdd bi ci des fàtte naa ko mais li nga xamante ne moom la ko moom la xadis boobu yéen Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la ko doon wax Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moom bi mu ko waxee ay mu naafila maanaam moom naafila yi mu daan def dafa ko wàññiloo ni ko dee ko defee nii mu naan ko loolu tuuti na ëpp dolli ma mu wax ko naka noonu jàng alquran bi mu wax ko ba ni ko def ko ñetti fan maanaam bu koy wàññiloo ba ni ko dee ko def rek ci ñetti fan yu ne nga wàcc kaamil bi defal loolu waaye tamit li nga xamante ne mooy koor gi mu digaloon ko koor bi nga xamante ne daf ko wàññiloo ne ko del woor ñetti fan mu ne ko noonu mu ne ko kon altine ak alxamis bu ne mu ne ko déedéet mu ne ko kon kooru yent yàlla Daawuda bi alayhi salaatu wassalaam parce que boobu da nga koy def maanaam da ngay woor tey suba nga dog nga woowaat suba nga dog et cetera loolu nga xamante ne yooyu nga xam ne moom la ko waxoon moom bi mu demee ba nekk mag gis na ni dafa commencé compliqué ci moom mu ne yaa laytanii axudu bi ruxsati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aka neexoon ma jàpp ci
woyofal gi ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam woyofal mais sañutu koo bañ parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digal te ak yeneen yu mel noonu maanaam mooy ne jaayante googu nga xamante ne moom lañ doon jaayante borom subhaanahu wa ta'ala ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankufu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah ci beneen jàngeen alayhi Allah fa sayutihi ajran azima képp mu ne ñi nga xam ne ñooy jaayante ak yow nañu leer na yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla la ñuy jaayanteel parce que loxol yàlla mi ngi seen kaw loxo te pourtant ci zahir loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk seen kaw loxo parce que lu tax parce que kóllëre gi nga xam te ne fasante gi nga xam ne moom ngay fasanteek nitu yàlla bi ne ko dinaa fas naa yéene jaamu borom subhaanahu wa taala ci nangam loolu noonu dafa nekk loo xamante ne day daal di nekk loo xamante ne lu war la voilà loolu day nekk lu war ci sa kaw parce que lu tax la ndax kóllëre googu day taxawaayu nizar maanaam nizar ci sharia mooy loo xamante ne dama ni lii fas naa ko yéenee def te man maa ko teg sama bopp te dama koy def ngir yàlla rek tax loolu bu boobaa da ngay nekk dans l'obligation nga def ko loolu moom moo tax te loolu noonu bu boo ko jëfee liñ la ci fay duñ la fay comme en étant ku def kii naafila wala lu ñu sopp dañ lay fay comme ku def farata tey boo ne woon man waral naa sama kaw bopp ne altine bu nekk dinaa ko wooral borom subhaanahu wa ta'aala buur yàlla dama ko koy wooral koor googu noonu comme da nga ko waral sa kaw bopp te nga def ko ci kaw ne jaamu yàlla la boo xam ne sañu koo bañ parce que da nga kaa jaayanteeg borom subhaanahu wa ta'aala koor googu mënatoo koo rëcc mënatulaa rëcc même tey boo mënu woon woor bis boobu sax après da nga koy fay maanaam loolu yëpp day wane li nga xamante ne maanaam comme su tombé Tabaski wala Korité maanaam après doo ko woor mais da nga koy fay yooyu yëpp kon day wane ni nga xamante ne noonu la nizar foore te borom subhanahu wa ta'ala dafa tagg jullit ñi ne yuufuuna bin nazr mooy ñi nga xam ne ñooy ibadullah jaamu yàlla yi dëgg dafa bokk ci ni mu leen melale mooy yuufuuna bin nazr dañuy matal li nga xam ne mooy nizar yi ñu def kon bu ñu xoolee éléments yi nga xamante ne moom lañ jot a tudd fii maanaam te xeetu tënk la muy wird yi nga xamante ne moom moo am yi wird yi nekk ci tariqa yi foofu la jóge mooy benn dañoo jaayante ak nitu yàlla yi te loolu xool Seydina Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu lu mu wax moom dafa demoon am benn waay bu ko jaay fas jaay ko téeméer mu dem jël fas wi xool gis fas wi mën a daw quoi maanaam mën a jàpp baax lool mu dellu ne ko non yow dama lay jox 200 parce que ñaar téeméer parce que fas wi dafa mën a daw quoi ni ma ko jaayee bu doyut mu ne ko waa baax na mu jël maanaam noonu lañ def ba yegg juróom-ñetti téeméer maanaam à chaque fois bu demee xoolaat fas wi rek daane noo kii ëpp na lii dem jox ko ba mu juróom-ñetti téeméer mu ne ko mais yow yaay jaay wala may jaay mu ne ko non c'est parce que dama jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a wan nasihatu li kulli muslim wan nasihatu li kulli muslim beneen riwaaya mu ne wa alla nas'ala an-nasa shay'an mu ne dañoo jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne diñuy dégg dañuy toog xadis la bu nekk Sahih Imam Bukhari Sahih Imam Muslim yi may wax nii mu ne dama jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xadis Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As bi tam radiyallahu anhu mi ngi ci Sahih xadis Seydina Abu Hurayra bi tam radiyallahu anhu la même chose kon du loo xamante ne maanaam ci ala darajatu sihha fi gën a kawe ci daraja yi wéeru xadis foofu la téere yooyu ci la yi may nekk li nii ci lañ ne maanaam du loo xamante ne dañ naan ndax wér na wala wérul est-ce que dëgg la wala du dëgg déedéet voilà kon loolu mooy li nga xamante ne dañuy mën a dogu ci ne wér na Seydina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu dane kon moom dafa jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci dégg ak topp maanaam kon lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu ma wax rek naa ko dégg naa ko topp te pourtant loolu faratal déglu yi waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam faratal mais téerewul daa wëlbatiku jaayante waat ak moom ci loolu waaye laay biir jullit bu ne loolu du farata comme li mu def noonu action boobu mu def noonu loolu du farata waaye comme jaayante na ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam day dem léegi def ko saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu doon jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy xeexi ji jihaad ji loolu farata la woon maanaam kon nekk jaayante
jaayante ak nitu yàlla sax maanaam ajuwul rek ci ne li may jaayante ak moom farata la wala sunna la wala ngëneel la wala yu mel noonu déedéet li nga mënta jaayante mooy lu ñu tere lu borom subhaanahu wa ta'aala tere wala yenn bi sallallahu alayhi wasallam tere ko loolu moom mënoo jaayante ak moom ci loolu léegi mais lu dagan rek mën ngaa jaayante ak moom ci ne dinaa ko def beneen bi ci des mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayante saxaaba yi radiyallahu anhum kon mu ne ñu jaayante tamit ma jaayante ak moom ci ne damay laaj biir bépp jullit damay su ma ko gisee dama koy jox conseil bu baax su fekkente ne gis naa lu ma ko mën a conseiller voilà parce que dafa am solo mais ñetteel bi ci des mooy wa alla nas'ala an-nas shay'an te daf cee bokk ne duñu laaj nit ñi dara mu ne moo tax léeg-léeg dañ daan yéeg ci kaw fas déglu bu baax li mu wax dañ daan yéeg ci suñu kaw fas suñu kaw waruwaay yar wi ñuy dàqee fas yi ñu koy làbbale yar wi wadd te duñu ko ñemee laaj nit ñu ne jottali ma baal ma nga jottali ma yar wi doo ko ñeme da ngay wàccal sa bopp jël ko parce que dañu jaayante woon ak yeneen bi saa saa ne duñu laaj nit ñi dara te pourtant loolu du farata ñàkk laaj nit ñi du farata du sunna xattaa ba sax mën nañ ni sax du luñ sopp ci luñ joyal noonu xanaa ci yenn cas de figure mais ànd ak loolu dañ cee jaayante ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam parce que buñ ko xoolee sama circonstance yi daf ko laajoon parce que période boobu dafa laajoon ay nit ñoo xamante ne farlu bi ñu farlu buñ compter ci kenn ci seen jëmmi bopp rek lañuy compter ginnaaw yàlla parce que liggéey bi moo rëyoon te bu ñu lajjoon ñoom diine ji dootu jeex na fi ñu dootul yegg seeti fii mais li nga xamante ne kon ay effort supplémentaire lañ leen laaj ngir ñu jaayante ak borom subhaanahu wa ta'aala ci loolu lii moom moo waral nit yàlla yi bi nga xamante ne ci la ñu ñëw ci d'ailleurs saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ jaayante taabi yi tamit ainsi de suite taabi yi loolu moom moo indi ci buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu sharia am nañu sharia buntu boobu moom wala fiqh maanaam fiqh moom mooy bu ñu xoolee ci xadiisu su'aalu Seydina Jibril alayhi salaam maanaam laaj bi Seydina Jibril laajam alayhi salaatu wassalaam naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan la xadiis bu siiw boobu suñ ko xoolee laaj bi mu ko laaj islam bi mu ko waxee bu ñu xoolee loolu moom mooy li nga xamante ne moom ci la fiqh génne xam-xamu fiqh ci loolu la génne te loolu mooy base bi parce que fiqh xam-xam bi yëpp boo ko xoolee buñ ko xaajee ñaari xaaj yu ñaari xaaj rek benn bi moom moo tudd al ibadat bi ci des tudd al muamalat mais nag ay catégorie lañ tamit ñoom ñi ñëpp seen bopp ay catégorie lañ maanaam duñu même chose mais ibadat yi mooy jaamu yàlla yi te juróomi ponk l'islam yi ñoom ñooy base li nga xam ne tam moom mooy al muamalat yi mooy yi nit ñi jëfante yi maanaam yi nga xam ne moom la ñuy jëfante yi nga xamante ne c'est socio-culturel c'est social et cetera ak yooyu noonu politique économique et cetera ak yooyu yëpp sociétal tout loolu moom mooy al muamalat loolu moom moo tax ibadaat yi moo tax boo xoolee téere fiqh yi comme que ibadaat yi ñoo ëpp solo téere fiqh yi foofu la ñuy tàmbalee mooy julli d'abord te moo ëpp solo après selon après azaka la ñuy teg parce que moo ëpp solo après et cetera voilà après souvent koor lañ ci teg mais am na ñu ci teg ak doog indi koor ala kulli haal te loolu li ko indi mooy hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma bi nga xamante ne dafa ni dañoo tabax l'islam ci fukk bu niyal islaamu ala xamsa hadith boobu mi ngi ci saxiix Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee loolu ci yenn riwaaye surtout bi nekk ci njàlbéenu Sahih Imam Bukhari rahimahullah ci kitaabul iman moom la jëkk indi ci hadith ci kitaabul iman boobu dafa jiital aj bi doog a wax weeru koor loolu tax par exemple moom noonu la ko toftalee mais ala kulli haal li ci ëpp ñoom koor la ñuy jiital doog a indi aj après nag ci li ñuy doog a dugg ci muamalaat yi mooy daal di waxtaanee li nga xamante ne ñu ci ëpp ñenn ñi ci borom xam-xam dañuy indi d'abord sëy fase et cetera doog indi buyox mooy jaay ak jënd doog indi yeneen yi ci des am ñoo xamante ne buyox la ñuy njëkk indi kitaabu buyox mooy jaay ak jënd yi ak lépp lu ci aju ak yi ci tegu ci ginnaaw yëpp lépp lu aju ci interaction entre nit te mu alal bi ci dugg wala yeneen ak yeneen
yëpp ñu dugal ko ba pare daal di indi nag li nga xam ne moom mooy côté sëy ak li nga xamante ne moom mooy côté ay facettes et cetera doogu indi yeneen yi nga xamante ne nag bokkuñu ak yooyu yëpp amuñu rapport ak yooyu yëpp comme ay après ay miraas yeeg et cetera ak yu mel noonu kon li nga xamante ne moom lañ ci jublu mooy ne loolu nga xamante ne kon jaayante boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan def voilà et que juróomi maanaam voilà liñ ci jublu woon mooy fiqh bi kon moom moo aju ci xam-xam boobu léegi mu am iman li mu ko laaj loolu moom moo aju ci xam-xamu li ñu tuddee usulu fiqh usulu diin wala bokk al fiqhul akbar mooy usulu diin mooy cosaanu diine ji wala fiqhul akbar parce que boo xoolee même ci l'islam bi mu koy wax daf ni seede maanaam baatu seede yi la njëkk indi maanaam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu la njëkk indi te boo xoolee yooyu lañ développé ci kitaabul iman ci al iman boobu plutôt bi mu naan ko lan mooy iman mu daan koy leeralal iman boobu indi juróom benn ponk yi ngëm yàlla yi yooyu lañuy détaillé ci aqida maanaam aqida usul din ilmul kalam lañ koy tuddee dañ koy tuddee tamit tawhid xam-xam ilmu tawhid et cetera yooyu la ñuy traité foofu maanaam léegi nag ci biñu ne al ihsan mu leeralal ko ihsan mooy lan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mooy nga jaamu yàlla ba mel ni comme si yaa ngi koy gis te xam ni soo ko gisul moom mi ngi lay gis loolu moom moo dugg moom la kon xaqiqa buntu xaqiqa yëpp am maanaam xaqiqa ci buntu boobu la dugg voilà léegi kon dañ naan sharia aqida xaqiqa bu ñu waxee fiqh mën nañu wax kalam ilmu kalam ba pare daal di wax tasawuf kalam wala tamit daal di wax tasawuf maanaam mooy bi ci des le fait que nag ñu bàyyi xel lii may wax nii le fait que baat bi ci jëmmi boppam ñu naan ndax rot na ci alquran ak sunna waaw wala déet loolu pertinent wul maanaam bu question bu pertinent xam nga lu tax dinaa la wax lu tax li tax mooy alquran ak sunna borom subhaanahu wa taala bi muy indi dégg lu baax li ma lay wax borom subhaanahu wa taala même baat yi nga xamante ne moom la ñuy xam ñun en tant que baatu yi ñu xam ñun ci buntu sharia bu ko alquran ak sunna dee jëfandikoo du ci jublu sax xattaa ba maanaa bi nga xamante ne moom lañ ko xamee ci ginnaaw gi ci mustalahu maanaam ci terminologie wu borom xam-xam yeneen yi ci des tey baatu sunna sunnatullah allati qad xalat min qabl par exemple alquran jëfandikoo na ko mais yorul maanaay sunna ñun liñ naan alquran ak sunna yorul maanaa boobu xattaa ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan haadihi sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni lii mooy sama sunna maanaam mooy jubluwuñ ci par exemple xadis xam borom xam xadis yi bu ñu nee sunna jubluwuñ ci baat boobu borom xam xadis bu ñu nee sunna xadis rek lay tekki alors que borom xam usul yi ñoom bu ñu nee sunna liñ ci teg liñ ciy jublu mooy lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala mu def ko wala lan wala mu saxal ko alors que borom xam xadis yi ñoom bu ñu nee sunna dañ ciy yokkaale lépp loo xamante ne melo la bu moom aw wasful xalqi xulqiyin aw xuluqiyin voilà wala boog melo woo xamante ne ci jëmm ji la aju wala ci jikkoom la aju sallallahu alayhi wasallam am na sax ñu ci yokk aw siira ba pare ñu yokk ci ne attention ñu yokk ci ne wala lépp loo xam ne aw kullu ma udifa ila sahabati wa tabi'ina min qawlin aw fi'lin ak lépp loo xam ne dañ ko askanale ci sahaaba yi tabi'ina radiyallahu anhum ci wax ak jëf maanaam ñoom bu ñu waxee sunna loolu yëpp lañ ci dugg borom xam-xam fiqh yi soo leen déggee ñu ne nangam sunna la jublu lan lañ ci jublu mooy lu farata te digle nañ ko lu ñu sopp la hatta ba ci fuqaha yi seen biir par exemple fuqaha maliki rahmatullah ñoom li ñuy wax sunna ba tey dafa spécifique par rapport ak rek ñeneen ñi ci desee li ñuy wax sunna de manière générale kon maanaam pour wax la ne la terminologie bi baat bi hatta baat bi loolu la maanaam par exemple buñu naan waajib lu war fa alquran bu ne fa iza wajabat junubuha su wàllam gi daanoo lay tekki fu daanoo lay tekki
Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan julli mu ne wal maghrib wa salla al maghrib wa shams iza gharabat iza wajabat maanaam jant bi su waddee maanaam su wàccee ci la daan julli ak par exemple ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim sangu àjjuma dafa tegu ci kaw maanaam dafa wadd ci kaw daan ala kulli muhtalim képp koo xamante ne maanaam majeur nga sangu farata googu bu ne yeneen saa bu ne dafa tegu ci kaw maanaam mooy te lool te tëruwul waajib en tant que farata la li muy tekki mooy sunna la borom fiqh yi amul kenn ku ci jàpp ne sangu farata bis àjjuma farata la amul mboolem borom ko xeet yi amul ku ko ci jàpp te pourtant yeneen bi saa sallam baat bi mu jëfandikoo baatu waajib la jëfandikoo maanaam loolu li ñu ci tublu mooy terminologie wax maanaam ba xattaa baatu fiqh alxuraan su jëfandikoo baatu fiqh jubluwu ci li ñuy wax fiqh ni déedéet walakinna akthara an-nas la yafqahuna ak fama li haa'ula'i al-qawmi la yakaduna yafqahuna haditha ak yeneen ak yaa sahibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul et cetera ak yooyu yëpp nga xam ne baatu fiqh lay jëfandikoo di wax foofu li muy tekki moom mooy dégg-dégg gu xóot loolu lay tekki ak xattaa ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy wax ci hadith mi ngi ci Sahih yi ba tey Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su naan ci hadith Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ak ñeneen saxaaba solo nañ ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su naan man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din képp ku borom subhanahu wa ta'ala nam ci yow yiw gu mag a mag a mag lan lay def yufaqihu fi din daf lay déggloo xam-xamu diine loolu du xam-xam fiqh la ci wax mboolem xam-xam yi nga xam ne mooy tax nga mën a xam sa digganteeg sa borom subhanahu wa ta'ala sa dundin sa digganteeg sa borom subhanahu wa ta'ala ci mboolem anam yi ci mboolem domaine xam-xam yi loolu mooy fiqh mooy xam dégg-dégg bu xóot ci diine loolu lay tekki tekkiwul sax xam-xam fiqh bi maanaam kon baatu fiqh en tant que fiqh maanaam en tant que xam-xam comme niñ koy waxee wala boog ñuy wax aqida wala tawhid en tant que xam-xam bi wala boog yeneen xam-xam nañ jël nahwu wala hadith hatta hadith alquran fu mu koy jëfandikoo baatu hadith jubluwu ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wa man ahsanu min allahi haditha wa man asdaqu min allahi haditha ku gën a dëggu yàlla ci waxtaan lay tekki voilà waxtaan lay tekki te pourtant bu ñu waxee hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day tekki ci xam-xamu hadith bu ñu nee hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam hatta yeneen xam-xam yi sax liñ ci jublu du rek lu yeneen bi wax mais li mu jëf ci la bokk ay meloom ci la bokk nuñ ko melale ci jëmm ak ci jikko ci la bokk et cetera maanaam kon loolu yëpp ngir wax na la terminologie bi moo tax ma ne la bàyyi xel bu baax li ma lay wax ni moo tax ñu naan tasawuf waaw léegi loolu lu bees la waaye yooyu yëpp mani su fekkonte ne loolu dana tax ñu ŋàññ ko kon dinañ ŋàññ xadis dinañ ŋàññ fiqh xataa xam-xamu fiqh en tant que xam-xam loolu existé wul jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul xadis en tant que xam-xamu xadis existé wul woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xataa ba jamono saxaaba yi radiyallahu anhum amutoon en tant que xam-xam buñu téye nii en tafsir amutoon jamono jooju ñu naan lii moo tudd tafsir amul lan moo tudd xam-xam bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee aqida ñu naan ko tawhid loolu tam amutoon nii en tant que xam-xam jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu amutoon amul woon lu ñuy tuddee nahwu ak yeneen xam-xam mais est-ce que yooyu yëpp dañoo kon lan moo tax ñu mën a tànn yooyu yëpp ñu teg leen fii ne baax nañ mais tasawuf moom baaxul alors que tasawuf du dara lu dul luy leeral xam-xam bi aju ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak comme ni fiqh di leeralee laaj bale lël nit aqida di leeralee laaju ngëm gi nga xam ne ni mu amee tamit ay imam ci fiqh ñu doyloo wóoru leen en tant que ay borom xam-xam fiqh noonu la amee ay imam yu ñu doyloo wóolu leen en tant que ay borom xam-xam aqida ñu nekk ci ay imam comme al imam al ash'ari abu hasan al ash'ari abu mansur al maturidi ak ñeneen ñoo xamante ne ay imam lañ ci d'ailleurs comme ñu yor ay ngir ci biir xam-xam comme ni fiqh noonu la amee ngir ci biir xam-xam fiqh imam Malik imam Shafi'i imam Abu Hanifa d'ailleurs moom la ñu war a njëkkee imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal ak ñeneen rahmatullah alayhi noonu la amee ay borom xam-xam yoo xam ne nag dañ leen a war a wóolu dañ leen di wóolu tamit tasawuf ndax loolu cette spécialité la
te dañ leen te war a wóolu ni ñuy nekkee imam noonu la ñuy nekkee imam voilà lii moom moo indi xam-xam lii moo indi tariqa mooy lan mooy su may jëfee sharia bi comme yeneen bi saa def ne mooy nga jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis te xam ne boobu gisul moom mi ngi lay gis mooy loolu mooy xaqiqa bi léegi sharia bi xaqiqa bi nag amuñu dissociation maanaam mënuñoo tàqali ko ñoom ñaar dañoo lëkkaloo zahir ak baatin dañoo lëkkaloo ni sama ni sama zahir ak sama baatin lëkkaloo bi maanaam tey nii may wax ak yéen rek yéen nii en tant que may wax ak yéen di ngeen xàmmee sama xaal maanaam wolof sax da koy wax feeñ maanaam da ngeen xam li ma gëm parce que sama biir li may wax nii mooy day refléter li ne sama biir da ngeen di xam tamit li ma xam ak li ma xamul parce que li ma xam moom mi ngi nëbbatu nekk ci biir mais su ma waxee di ngeen xam ne ah ci ndax am na niveau sàngam wala amul niveau naka noonu su ma doxalee su ma jëfee su ma biir ak sama biti mi nga xam ne noonu lañ lëkkaloo xaqiqa ak sharia noonu lañ lëkkaloo mënuñoo tàqali ko ndax xaqiqa bi mooy jëmmi sharia bi mooy jëmmi xaqiqa bi waaye nag nañ bàyyi xel la du képp kuy dund sharia rek di nga mën a réaliser xaqiqa loolu déedéet léegi li lay dimbali ba booy mettre en application sharia bi ngay mën di jëfee xaqiqa bi yoon wi nga xam ne moo fi ne ci diggante bi di la ci dimbali loolu yoon boobu loolu moo tudd tariqa lii moo indi tariqa yi jaayante gi ñuy jaayante ak sëriñ si muy tolloog saxaaba yi radiyallahu anhum jaayante gi ñu doon jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp ci ginnaawam di ko dégg di ko topp di déglu li muy wax di ànd ak moom mu di leen tarbiya di leen tarqiya di leen yëkkati di leen tarbiya di sellal seeni jikko di def ci ñoom jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera di leen jàngal di leen leeralal loolu la dëppul di leen jox ay zikar ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam man kii mu ne ko jàngal zikar sàngam waxal naa nga loolu bariwul yonent bi sallallahu alayhi wasallam day toog du mës a jàngale benn ñaan am ku ñëw ne ko man de damaa am aajo sàngam wala man daal lii moo ma jaaxal wala yooyu mu ne ko del ñaan nangam loolu bari na ci ay xadis yu koy wane loolu bari na ci xadis yi mu daal di saxoo loolu nga gis li mu doon jàmbat ci boppam ci xolam ak ci ay mu deñ daf koy def wérde loolu lañ daan wérde saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wérde alquran sax dañ ko wutaloon wérde muy juróom-ñaari fan yi loolu mooy li ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum lañ daan def dañ daan wàcce kaamil chaque juróom-ñaari fan comme ni mu nekk hadith sayyidina Huzayfa bi radiyallahu anhu bi nekk ci musnad imam Ahmad rahimahullah nga xamante ne bis bu njëkk bi dañuy tàng Fatiha ak yeneen ñetti saar yi ci tegu te mooy Baqara Ali Imran sourate Nisa deuxième jour bi ñu jàng juróomi fan yi juróomi aay yi ci tegu maanaam ñaari par ñaari saar la ñuy teg par ñaari saar par nombre juróomi saar muy ñaareelu fan bi ñetteelu fan bi mu jàng ñu jàng juróom-ñaari saar ñeenteelu fan bi maanaam yi ci tegu ñu jàng ñeenteelu fan bi ñu jàng juróom-ñeenti saar yi ci tegu juróomeelu fan bi ñu jàng fukki saar ak benn yi ci tegu juróom-benneelu fan bi ñu jàng fukki saar ak ñett yi ci tegu muy 13 saar yi après rek juróom-ñaareelu fan bi ñu jàng li ñu tuddee al-mufassal moo naam sourate Qaaf ba Naas lii moo nekkoon wirdu saxaaba yi radiyallahu anhum lu ëpp ci ñoom nii lañ daan wérdee alquran te dañ kaa takkoo wat saxoo ko loolu mooy wird dañ daan wird ay zikar yoo xamante ne léeg-léeg ay subhaanallah lay doon ay astaghfirullah ay salaatu ala nabi ak yeneen du may saxaaba yi dañ ko daan def radiyallahu anhum wird yi kon yi nga xamante ne ñoo nekk ci tarixa yi dañ ko teg parce que tout simplement ba pare mu ànd ak jaayante bi bu ko defee taalibe bi mën cee sax mën cee nekk parce que loolu moom mooy maanaam nit ki bu joppee ni lii farata la ci man sañatuma koo baax loolu mooy wird loolu moom moo indi tariqa yi wird yi am ci loolu moom moo ko indi kon dañuy yem foofu incha allah bu jotaay bi di ñëw du ñàkk luñ ci ay précisions yuñ ci yokk rek incha allah lëkkalewaat mbir mi ba mu gën a structuré ñu gën koo gis maanaam ni tariqa maanaam lu indi tariqa yi lu leen tax a jóg ak lan la et que wird yi am solo bi nga xamante ne moom lañu am solo
ak tamit zikr salaatu maanaam julli borom subhaanahu wa ta'aala lëkkale gi mu koy lëkkale lu bari ak fàttaliku ak tudd yàlla ak kon wird yi am importance biñ ci am ci wàllu boobu ak diggante al wird ak al waarid lan moo leen lëkkale ñoom ñi ak benn bu ci nekk nan la demee ak lan la ak xeet yi selon niveau yi nga xam ne ñoom ñoo ci am ci jotaay bi di ñëw ci loolu la ñuy attelé wu ci la ñu ne balaa ñuy dugg ci li ay yi nga xam te ne ñoom ñoo ci tegu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. bismillahir rahmanir rahim. sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون